bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabbilalamin wassalatu wassalaamu ala ashrafil mursalin sayyidil awwalin wal akhirin sayyidina habibina wa shafi'ina wa nabiyyina wa mawlana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an qutbil arifin wa imam as-siddiqin abil abbas ahmad ibn muhammad at-tijani wa khulafa'ihil muhtadin wa ahli tariqatil faa'izin ar-rabihin amma ba'du. qaala Seydi Muhammad ibn Hasan ibn Abdullah ash-Shanawi at-Tijani radiyallahu ta'ala anhu wa radiya an abihi bil isnad al-muttasil min awwal kitab ilayhi wa akhraja ibn Mardawayh an Jabir ibn Abdullah radiyallahu ta'ala anhu qaala lamma nazalat bismillahir rahmanir rahim haraba al-ghaymu min al-mashriqi ila al-maghribi wa sakanat ar-rihu wa uhija al-bahr wa asghat al-baha'imu bi adhaniha wa rajamat ash-shayatin min as-sama'i wa aqsama rabbul izzati jalla wa ala an la yusamma bismihi ala shay'in illa burika fihi wa fi riwayatin illa kana dhalika shay'u shifaa ila axiri. kon jotaay bi weesu gisoon nañu ci wàllu ay ci ta xadiis yu njëkk yi ci wàllu googu ci wàllu basmala gi voilà xam naa comme niñ ko joxe ci jeexitalu jotaay bi weesu ne léegi dañuy gaaw tam fii voilà ndax maanaa bi liñ ci namoon ak yooyu yëpp léegi leer na ak yu wàllu boobu léegi dañuy gaaw rek ci wax ji daal ànd ak tuuti tënk ci taaliqaat yi bi voilà insha allahu taala ñëw nga ndax gisoon nañ ba yam ci wa qaala sallallahu alayhi wa sallam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne laa yuraddu deful delloo doo am ñaan awwaluhu boo xam ne njaal gi bismillahir rahmanir rahim boo xam démb waxoon nañ ko wala waaw waxoon nañ moom lañ mujj wax voilà nee nga wax rajo génn na solo na ibnu Mardawayhi dégg nga an Jaabir ibn Abdullah muy al ansari radiyallahu ta'ala anhu qaala nee na wax na nee na lamma ba nga xam ne nazalat wàcc na bismillahir rahmanir rahim nee na haraba nee na daw na al ghaymu mooy niir gi minal mashriq tukkee ci penku ilal maghrib bi dem ci sow waaw donc bi bismillah wàcce niir yi dafa jógee penku dem sow wa sakarat mu daal di dal ar rih ngelaw gi wa uhija muy yëngat al bahru géej gi wa asqat wala mu dal al bahru géej gi wa asqat mu lan dégg wala mu te xerawlu voilà luto voilà mu xerawlu al bàyyi may bi azaniha ak seeni nopp wa rujamat ñu dàqe ñu jam ash-shayatin sheytaane min as-samaa'i jël leen ci asamaan ñu jam leen acca jóge leen fi wa aqsama mu giñ rabbul izzati boroom ak nooteel gu màgg jalla wa ala màgg na tedd na allah samaane duñu tudd bismi ci turam ala shay'in ci dara illaa lu dul buurika ñu barkeel fii ci mbir moomu wa fii riwaayat am na ci beneen riwaaya illaa lu dul kaana dana nekk zalika shay boobu la mbir shifa maanaam li zalika shay voilà li zalika shay illaa kaana li zalika shay shifa maanaam ñeel mbir moomu mu nekk saafara ñeel mbir moomu dégg nga kon loolu mbir mi noonu la demee kon basmala voilà borom bi subhaanahu wa ta'aala dafa war ne duñ ko tudd ci dara lu mu barkeel ko voilà loolu day dugg ci rono li ñuy wax ni xadis bi nga xamante ne moom lañu war a gis léegi nag insha allahu taala ci ne voilà ndax xaqiiqatan lii dëgg la maanaam basmala soo ko tuddee ci dara maanaam surtout turu yàlla boo ko tuddee ci dara daf koy barkeel c'est une réalité voilà et que day waral ak saafara ci mbir mu mën a doon dégg nga wamin bokk na ci sunnati nabi sunna yonent bi sallallahu alayhi wasallam annahu nekkat moom kaana nekk na yasdur di tàmbalee bi haa ci moom basmala kitaab kutubahu ay bataaxalam kitaab du téere mais ay bataaxal lettre yi mu daan bind wal xadiis voilà c'est-à-dire kon téere mi kii lettre yi daka daan tàmbalee bismillahir rahmanir rahim comme ni mu nekk ci njàlbeenu Sahih Imam al-Bukhari rahimahullah
mooy xadis bu gudd boobu xadis Hiraql ki bi Abu Sufyan ibn Abbas voilà mu nettali jële ko ci Seydina Abu Sufyan radiyallahu anhu muy nettali Hiraql ni ñu demee woon voilà boobu bind téere bismillahir rahmanir rahim bi noonu la ko tàmbale bismillahir rahman ya ahlal kitaab ta'aalaw ilaa kalimatin sawaa'in baynanaa wa baynakum voilà non bismillahir rahman min Muhammad rasulillahi ilaa Hiraql azimir Rum voilà dajale téere voilà bind kon téere kii lettre Yonent bi sallallahu alayhi wasallam noonu la ko daan tàmbalee bismillahir rahmanir rahim voilà même ci sulhul Hudaybiya tamit noonu la ko tàmbalee bismillahir rahmanir rahim ñu ne ko amin bismika allahumma lañ xam bon dañ gaa yi dañ compliqué rek yéeg dañ compliqué rek voilà ala kulli haal Yonent bi sallallahu alayhi wasallam maanaam kon lettre am noonu la ko daan tàmbalee bismillahir rahmanir rahim dégg nga donc loolu moom moo tax voilà c'est-à-dire kon loolu mooy lay yi gën a dëgër ci di tàmbalee mbiri bismillahir rahmanir en réalité lay yi gën a dëgër ci di tàmbalee looy def wala looy bind nga tàmbalee bismillahir rahmanir rahim du ci lenn lañ koy xame mais dañ koy xame ci mbir yu bari le fait que par exemple Yonent bi sallallahu alayhi wasallam di tàmbal di wax ne bu ñuy lekk ñu tàmbalee bismillah comme na Allahumma barik na ñaan googu Allahumma barik na fi ma razaqtana wa qina adhaban nar da nga xam bismillah ak bi mu naan yaa ghulaamu kul bismillah wa kul bi yaminika wa kul mimma yalika voilà boo lekk na nga lekke waxal bismillah mooy comme Amr ibn Salama xadis boobu radiyallahu anhu xadis bu nekk saxiix yi ñaari saxiix yëpp la nekk voilà mu ne dama nekkoon ndeysaan xale ci kër Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam allahu akbar ñoo am chance allahu akbar nee na ma nekk xale ci kër Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mais ma toog ci ndab li ma xaw a sob kii banam daal di sama loxo bi fu nekk ma koy taxawal nag Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ma yow gone gi lekkal te nga tudd yàlla booy lekk nga lekk sa ndeyjoor ak sa ndeyjoor maanaam nga lekke li féete sa kanam te nga lekke sa ndeyjoor aussi voilà dégg nga et cetera maanaam kon yooyu da nga ko ci gis ak tamit bi muy wax ne kuy wax buy waaja jote ak soxnaam mu ne bismillah allahumma barik allahumma jannibna shaytaan wa jannibi shaytaan ma razaqtana mu ne lam yadur shaytaan du ko lor kon loolu xale boobu maanaam bu ci xale juddoo kon kooku déjà loolu xalis boobu tam mi ngi ci saxiix yi yooyu yëpp day dëgëral ne kon ay mbir yu bari yu ci ëpp xoolal yent yàlla Nuux alayhi salaam waxam bismillah mujraha wa mursaha inna rabbi la ghafurur rahim gis nga bismillah la tàmbalee bu ñu xoolee maanaam et cetera maanaam soo xoolee daal yu bari sunna yi ci sunna yi da ngay gis ne lu baree bare suy wax ne booy tàmbale nangam da ngay tàmbalee bismillah da ngay tàmbalee tur yàlla moom ci lettre am bismillah la koy tàmbalee Yonent bi sallallahu alayhi wasallam borom bi subhaanahu wa ta'ala comme ni imam at-Tabari wax rahmatullahi alayhi ci njàlbéenu tafsiram bi ci basmala bi mu ne borom bi kat subhaanahu wa ta'ala dafa yar yenentam sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam ci di tàmbalee mbir yi ci turu yàlla moo tax mu tàmbalee téeram ci basmala gis nga mu tàmbalee ko voilà maanaam kon loolu tamit yar googu moom la ñu borom bi yar tamit ñun tamit ci maanaam jaare ko ci Yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci ñuy tàmbalee suñu mbir yi ci bismillah voilà barkeelu ci tur yàlla maanaam et surtout sukkandiku ci yàlla maanaam baa googu maanaam baa bi du baawu tabarruk kese maanaam ne barkeelu ci tur yàlla mais baawu kii la tamit isti'aana la maanaam voilà ak baawu musaahaba et cetera maanaam loolu tamit teqante yi ci ajoon ci maanaawu baa bi loolu tamit yaataloon nañ ko ci tafsir suuratul Faatiha bi walillahi alhamdu wal minna léegi kon ala kulli xaalin kon maanaam pour di sukkandikoo ci borom subhaanahu wa ta'aala ne man ñoo def dara lu dul di sukkandikoo ci yàlla muy maanaa laa hawla wala quwwata illa billah muy maanaa laa hawla wala quwwata illa billah na ba boobu rek nekk ci bismillah kon day yor maanaa laa hawla wala quwwata illa billah
voilà en même temps donc et cetera ala kulli xaalin yooyu boo ko dajalee nag day daal di nekk loo xamante ne dalil yu dëgër la ci ne bu ñuy tàmbalee mbir mu mën doon dañ ko war a tàmbalee ci turu yàlla te loolu moom da koy jox barke loolu moo koy jox barke kon loolu moom mooy dalil bi maanaam du benn mbir kese bu kii mais ay mbir la yu dajaloo maintenant kàttan xadis bi nga xamante ne moom lay ñëw di tudd nag moom lañ doon wax ci moom lañ doon junj ne xadis la boo xamante ne dafa daif ci mboolem buntu yi mu ñëwee ci mboolem côté yi mu ñëwee mais le fait que ñu bëri waay boo xamante ne moom moo waral ñenn ni ci borom xoxo rahmatullah alayhim an-Nawawi al-imam Ibn Salah Abu Amr ibn Salah ak voilà Tajuddin as-Subki et cetera rahmatullah al jami' ñu mujj ñu dëgëral xadis bi maanaam yóbbu ko ci degré xasan voilà niveau xasan rek lañ ko yóbbu comme te loolu moom mooy te loolu dafay toog comme liñ gisoon ne imam as-Suyuti rahmatullah alayhi voilà voilà gisoon nañu ci abyaat yi mu doon waxoon naan jihatin ukhra wa ma kaana li fisqin aw yura muttahama yarqa 'ala al-inkari bi ta'addudi bal rubbama yasiru kalimi buddi voilà dégg nga kon xadis boobu alladi bi nga xam ne kon mun a wool xadis al mashhur bu siiw bi gis nga fii maanaa bi mashhur la wax mais en fait xadis bi ci mustalax ahlul xadis bi du mashhur maanaam mashhur dafa am ñoom maanaam li ñuy wax mashhur ci awaam yi dafa am lu ñu tuddee mashhur mooy ñi nga xam te ne maanaam awaam yi ci ilmul xadis la ñuy wax dafa am lu ñuy tuddee mashhur mooy dafa siiw léeg-léeg ñu ne xadis bi dafa siiw fekk loolu lañ ci jublu mooy ne ñu bari xam nañ ko mooy ñu bari xam nañ ko comme ni ñu xamee la célébrité quelque chose de célèbre voilà lañ ciy jublu mais bu ko dee waa borom foofu xadiis yi nag bu ñu waxee ne dafa siiw maanaam mashhur jubluwuñ ci lu célèbre liñ ci jublu moom mooy lan mu ne xoolal li al-Bayhaqi azizu marwi isnayni aw salaasa mashhuru marwi fawqa ma salaasa maanaam aziz en réalité en fait aziz buñ nee nangam aziz la mooy xadis boo xamante ne ci maillon chaîne bu nekk ñaari nit ñoo ko solo maillon chaîne bu ne am na ñaari nit kooku la ñuy wax xadis bi aziz la su fekkente ne mashhur la dañ koy wax tamit mustafid mais xaqiiqatan am na teqantal diggante mashhur ak mustafid teqantal bi moo di mashhur mooy xadis boo xamante ne à partir de ñett solo nañ ko à partir de ñett maanaam su dee maillon chaîne bu ne c'est-à-dire que ci isnad bi maillon chaîne bu nekk xadis bi ñett nit solo nañ ko dañ naan xadis bi mashhur la feeg yéegul degré mutawatir loolu moom moo tax diggante mashhur ak mustafid loolu moo leen wutale ci teqantal maanaam mashhur mooy maillon chaîne bu nekk ñett am nañ ci jëm kaw maanaam dafa am benn affaire bu am solo bu fekkente ne kenn rek a ko solo kooku dañuy wax ne xadis bi fardu la dañ koy wax tamit gharib mooy xadis boo xam ne kenn nit dong moo ko solo ci benn chaîne ci benn maillon ci maillon chaîne bi dañuy wax ne fard la comme ban xadis voilà innamal a'malu binniyat kooku fard la ndax Seydina Omar rek moo ko solo maanaam ci moom rek la wére ci Seydina Omar kan
Alqama ibn Abi Waqqas al-Laythi ci moom la wére ci Alqama boobu Muhammad ibn Ibrahim at-Tamimi ci moom rek la wére après ci moom Yahya ibn Sa'id al-Ansari ci moom rek la wére et que à part de Yahya ibn Sa'id al-Ansari ci la ko lu tolloog daanaka 700 personnes solo maanaam kon début mais fard la donc loolu 700 personnes yi après ñoom ñoom Sufyan as-Sawri, Sufyan ibn Uyayna, imam Malik, al-Layth ibn Sa'd, kan waa Basra yi nan lañ tudd ñetti imam Basra yi ci jamono jooju mooy kii ñoom ibnu Usaama pourtant ñu siiw lañ ñett ñooñu waaye du sax sama xel génn ci ñoom ñett yaakaar naa Zayd lañ tudd walla voilà subhaanallah moom lu tax sama xel génn ci voilà mais ñett ñooy en tout cas voilà et cetera ñoom al-Awzaa'i voilà et cetera ñoom ñëpp voilà donc kon ñoom ñi ñëpp ci lañ ñoom ñëpp maanaam ñu baree bari bon maintenant nag al-Hafiz Ibn Hajar rahmatullah nee na bon 700 peut-être dafa bari quand même mais et cetera mais quand même à un moment donné bu ñu ko toppee mën na yegg foofu effectivement voilà bon ala kulli haal ak lu mënti xew mooy ne bëri nañ après ñu ko solo après ñooñu tam ñu bari solo ko ci ñoom et cetera mais le fait que mu am ci moyen chaîne bi étape boo xamante ne kenn rek a ko solo loolu moom la ñu wax fard te dañ koy wax xarib tamit mashhur kon moom mooy bu dee ñaari nit bu dee ñetti nit ñoo ko solo voilà maintenant mustafid li ko wutal ak mashhur mooy ñoom benn lañ mais sauf que mustafid dañ koy wax loo xam ne dafa ëpp ñeenti nit jëm kaw maanaam dafa mat ñeent jëm kaw bu dee ñeenti nit juróomi nit juróom benn nit ci maillon chaîne bu nekk solo nañ ko loolu la ñuy wax mashhur maintenant nag bu demee ba yegg ci niveau boo xamante ne c'est impossible nit ñi dëppoo ci wax lu dul dëgg boobaa dootuñu vérifier ci nombre de personnes yi nekk ci chaîne yi maanaam dootuñu vérifier ci kii crédibilité wu nit ñi nekk ci chaîne bi parce que dañoo yegg ci niveau boo xam ne c'est sûr que ñii ñëpp mënuñoo bokk di expliquer parce que mënuñoo bokk yëgante soit maanaam mënuñoo bokk yëgoo dajaloo di waxtaan pour ne nañu wax lii te du dëgg non seulement loolu mënta nekk mais aussi beneen bi mënta ne mooy kenn ku ci nekk ci sa coin wax la même chose après ñu daje gis ne affaire bi yëpp dëgg la affaire bi yëpp même chose la kenn ku ne la nga nettali dafa nuroo alors que ñoom ñëpp waxtaanuñu te ñoom ñëpp li ñuy wax dara du ci dëgg loolu tamit voilà bu ñu yeggee niveau boobu loolu la ñuy wax mutawaatir maanaam dafa siiw dafa bari waaye boo xam ne maanaam mënatuñoo xam ne ñii moom mënuñoo dajaloo di expliquer loolu moom mënta ne niki noonu mënuñoo tamit kenn ku ci nekk expliquer ci sa coin après ñu dajale wax ji yëpp nekk même wax ji loolu tamit mënta ne voilà dégg nga kon fii mais moom li mu jublu fii ne xadis bu siiw bi mooy rek comme awaam yi ni ñuy waxee suñu sans masque ni ñuy waxee xadis bi dafa siiw mais jubluwu ci comme ni nga xam ne noonu la borom xooxum xadis yi bu ñu waxee ne xadis bi dafa siiw li muy tekki maanaam xadis mashhur la li muy tekki dégg nga wax naa la li muy tekki ci ñoom aywa dégg nga xadis boobu kon bu siiw boobu alladi bi nga xam ne axrajahu solo na ko génn na ko Abu Dawuda as-Sijistani wa Nasa'i Abu Abdurrahman Ahmad ibn Shu'ayb
ak Ibn Maaja al-Qazwini an Abi Hurayra rahmatullahi alayhi an Abi Hurayra radiyallahu ta'ala an nabi sallallahu alayhi wa sallam qaala ne dafa wax ne kullu amrin bépp mbir di baalin boo xam ne borom mi solo la laa yubda boo xam ne tàmbalee fu ko fii ci mbir moom bi bismillahir rahmanir rahim bismillah foofu mbir moom ma aqtaa aji dog la voilà xadis bu siiw boobu mooy bépp mbir buñ tàmbalee woon bismillah xam lu dog la moom luñ jàdd la jubut ay maanaam lim ci namu mooy kullu amrin bépp mbir sharifin bu tedd lam yuqal boo xam ne waxiiful fii fi ibtidaa yi ci tàmbali ga bismillahir rahmanir rahim na awwala bokk maa yu fii du loo xam ne dana jariñ maanaam voilà kon du obligé woon nga wax bismillahir rahmanir rahim kese mais loo xam te ne tamit dana mën a jariñ maanaam ko voilà comme niñ ko xamee ci booy lekk booy génn sa kër gis nga bismillah tawakkaltu ala Allah wala hawla wala quwwata illa billah maanaam loobu si yent bi sallallahu alayhi wasallam yëpp day wax nañ wax bismillah ci yooyu yëpp loolu la jàngale kon da ngay gis ne voilà yooyu yëpp nag kon soit bismillahir rahmanir rahim la muy jëmmi baat bi wala boobu mu nekk loo xam ne dafa yor maanaay bismillahir rahmanir rahim maanaam par rapport ak li nga xamante ne moom nga nekk ci mbir moom nga ne voilà kuy dugg woon ak lan la wax ok voilà allahumma inni a'udhu bika minal khubuthi wal khaba'ith bismillah wala bismillah allahumma inni a'udhu bika minal khubuthi wal voilà gis nga basmala bi ñëw na maanaam kon selon aussi ci li ci circonstance bi da ngay adapté basmala gi selon mbir moom voilà comme booy yéeg bismillah mujraha masana rabbil ghafur rahim comme ni yent yàlla Nuh alayhi salaam waxoon voilà après nag boo demee bu yëg ci wa subhaanalladhi sakhkhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun après soo paree nga wax ne allahumma ighfir li allahumma inni aznabtu dhanban kathiran faghfir li maghfiratan min indika fa innahu la yaghfiru dhunuba ne allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathiran faghfir li fa innahu la faghfir li maghfiratan min indika fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta la sayyidina Ali defar radiyallahu anhu dafay yéeg ci kaw fas def doxale ni mu doxale maanaam di wax yi mu war a wax maanaam ba yéeg ba toog et cetera wax yi ba fii nii ba mu pare mu daal di ree kontaan ñu ne ko lu xew mu ne dama gis yent bi sallallahu alayhi wasallam defe ko nii mu ko defee woon nii waaw ma gis mu exactement nii ma def nii la yent bi defoon sallallahu alayhi wasallam moo tax ma kontaan voilà ñoom noonu lañ meloon bu ñu defee dañu sunna yent bi sallallahu alayhi wasallam dañ kaa fonkoon ka daan doxale exactement ni ko yent bi sallallahu alayhi wasallam bëggee ni mu ko daan doxale moom la ñuy toppandoo nuruwuñ leneen jéemuñu fi indi lenn lu bees jéemuñu fi doxal lenn waaw li yent bi waxoon sallallahu alayhi wasallam kan Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu voilà ne ko idha aradta an la tuwaqqifannaka ala siraat tarfata aynin fala tuhdisanna fi diini bi ra'yik soo bañee soo bëggee ñu bañ laa taxawal ci kaw siraat lu toroog xef ak xippi bul fi sos ci diini ji dara ci sa gis-gisu bopp naan mais man nii laa ko yaakaare mais man dama jàpp ne nii may def non yow en fait sa xalaat amul importance ça n'a aucune importance voilà yàlla nañu yàlla sàmm voilà parce que yow kan nga considérer sa bopp ba tax nga jàpp ne diine ji moom yow war nga cee am ay vision yooyu tëral mais man dama jàpp ne mais dama considérer ne que nii moo gën que nii bu ma ko defee tamit baax na wala nii tamit garaawul mais
yow yaay kan yow la yàlla yónni wala voilà dégg nga léegi voilà voilà Sufyaan as-Sawri radiyallahu anhu moom daf doon wax ne iza stata'ta an la tuharrika ra'sak illa bi dalilin faf'al voilà su fekkente ne man nga ne sa bopp bi sax doo ko yëngal lu dul nga mën ko teg ci dalil bu wér defal lool ñun ana ñun léegi ak loolu non ñun moom loola bañ ko idéologie boobu bañ ko bàyyi bañ ko jàddee kenn xamul kañ la non mais d'ailleurs sax yow soo fi nekkee di jéem a di jéem a doxal idéologie boobu maa koy jéem a taxawal seen bi dañ lay jàppee benn waaye bu katakay naan kii dafa katakay dafa rakkaaju ko kii xel mi néew fi alors que loolu moom mooy di nga xamante ne moom mooy di jaaru nitu yàlla yu mag yi amuñu li ñu am lu dul ci samp ci sunna Yonent bi sallallahu alayhi wasallam ku yaakaar ne am na leneen luy mayee lu tax nit ki yëkkatiku lu bokkut ak samp sunna Yonent bi sallallahu alayhi wasallam non vraiment mi ngi nax boppam te sunna Yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa leeraay goo xam ne dafa bir dafa leeraay boo xamante ne kenn maanaam fi mu tollu kenn mënu fee ñëw di wax lu dul sunna mënu mu def ko sunna mënta ne sunna tamit kenn mënu koo ñëw ba soppi ko bañ koo def sunna à moins que ngeen dajaloo te nekk ay nit ñoo xam ne xamuñu dara comme voilà comme ñun niñ fa voilà nit ñoo xam ne xamuñu dara loolu moom mën nañoo jël yu bare yokk ko ci naan sunna la wala ñu jël sunna yu bare doyatal ko mais ala kulli haal mbir yi am na mbir yi nañ en tout cas loolu daal c'est très important jàngu Yonent bi sallallahu alayhi wasallam nan la daan doxale ci lu nekk nan la ko daan defe place bu nekk lan la ci daan digle ñu jéem a sàmmonte ak loolu mel noonu ni mu ko bëggee pas ñun niñ ko bëggee voilà loolu daal mooy yoon bi ku bëgg jaar ci yoon bi loolu la ku bëgg jaar ci yoon bi loolu la waaw xool Yonent bi sallallahu alayhi wasallam lan la daan jàngale moo tax loolu moom moo tax ñiy jàng xadiis ñoom ñoo gën a ñu en fait ñoo ëpp chance gën a gaaw ci buntu boobu parce que ñoom tout le temps ñu ngi ci Yonent bi sallallahu seen àdduna Yonent bi la sallallahu alayhi wasallam waaw xam ñi yëngatu ci xadiis xam-xam xadiis seen àdduna mu seen sujet mooy Yonent bi sallallahu alayhi wasallam Yonent bi sallallahu alayhi wasallam mooy seen sujet seen lépp ci loolu lay tourner Yonent bi sallallahu alayhi wasallam nan la daan defee nii kañ la daan dox li nan la daan doxalee nii bu néew fii nan la daan def kat lan la mës a def ak lan moo tax ba nga xamante ne Yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñoom dañuy mujj dem ba nga xamante ne day mel ne Yonent bi sallallahu alayhi wasallam mi ngi seen biir di dund en fait effectivement day dund seen biir parce que c'est-à-dire que ni ñuy waxee ak Yonent bi sallallahu alayhi wasallam ni ñuy waxee ci mbirum ak ni ñuy nekkee ak moom en fait mais maanaam comme si ñu ngi dund ak moom en fait moo tax imam Ash-Shafi'i radiyallahu anhu daan wax ne bu ma gisee kenn ku yëngatu ci xam-xamu xadis ni damay xam ne maanaam c'est comme si kenn ci saxaaba Yonent bi lay gis sallallahu alayhi wasallam parce que ci loolu la ñuy ne c'est-à-dire que nekkuñ ci leneen lu dul ci Yonent bi sallallahu alayhi wasallam dañu comme si dañu ànd ak Yonent bi sallallahu alayhi wasallam loolu moom moo tax voilà il faut rigueur boobu il faut que ku bëgg en tout cas ku bëgg yàlla ku bëgg Yonent bi sallallahu alayhi wasallam foog nga yëngatu ci buntu boobu sur voilà nga yëngatu ci buntu boobu voilà di maintenant nag dafa am nag lu ñu il faut que nga dafa am côté mustalax bi aussi voilà côté mustalax bi moom dafa metti moom il faut dire ce qu'il en est science la bu pointu en fait
man xamaguma science bu ko gën a sew xam-xam bu ko gën a sew man xawma ko bu ko gën a xóot xawma ko voilà c'est une science pointue et que comme ni ñu ko waxee ci jotaay bi weesu boo ci nekkee boo moytu ci loolu ngay rek ngay ne maanaam voilà en tout cas dina am période boo xam ne moom il faut que nga consacrer wu presque totalement ci kër ci xam-xam boobu voilà parce que dafa laaj ay nit ñi dañoo bari voilà nit ñi dañoo bari voilà il faut nga mokkal càllala yi xam kii nga xam ñan ñoo wér ñu wérul tabaqaat yi niveau nga mën leen nga koy mokkal di voilà mais dafa metti rek dafa metti oui effectivement xam-xam la boo xam ne voilà c'est une science boo xam ne dafa metti voilà mais mais il le faut parce que loolu rek ci nga mën a xàmmeewee lan moo wér ak lan moo wérul te loolu d'ailleurs moom mooy objet wu xam-xam boobu voilà mooy objet wu xam-xam voilà. du coup aussi maanaam ñu ngi ci doon waxtaan benn jour nga ne ma bu nekkee da nga ci xóot nii dëgg. di nga dem benn moment xaddis. boo ko liiree rek. waaw nga xam ne lii est-ce que wér na wala wérul. mooy illa loolu la ñuy wax illa. parce que formule yi yeneen saa muy waxee. waaw expression da ngay dem ba ñëpp da ngay dem exactement da ngay dem ba mel ba mën a xam nan la yent bi di wax. sallallahu alayhi wasallam booy gis wax ji di xam ni wax ji waxam la wala du waxam. voilà tellement que da ngay dem ba mën ko xàmmee voilà ah loolu moom moo tax illa loolu la ni ñu koy xamee mooy ndax xam nga xadis illa xadis boo xam ne dafa am illa mooy dafa am sikk noonu rek lañ koy xamee en fait de manière générale maintenant am na ay règles yu ñu ci mujjee teg comme imam al-Hakim rahmatullah alayhi moom am na ay règles yu mu ci mën a kii ba génne ci 12 façons yoo xam te ne moom bu amee ci xadis da ngay mën a xam ne am na illa voilà et cetera mais souvent li ñu ko daan xamee du dara lu dul parce que mooy lan mooy loo xam te ne zahiru xadis bi am na ak mucc càllale gi ak yàq am na mucc mais que moo tax kii dañ ko laaj Abu Zur'a ar-Razi rahmatullah alayhi dañ ko laaj ne ko nan ngay xamee ni parce que yow dafa yéeme nan ngay xamee ne xadis bi dafa am sikk wérul boo ko gisee te ànd ak càllale gi jub na lépp mu ne waaw soo demee soo joxee soo demee ci tëgg nga won ko or bi pur la bi ci des fraude la nan lay xàmmee ni maanaam caq yi yépp caq yi or la mais bii pur la bi ci des dafa am xeetu dañ koo rax nan lay xamee ni bii moom am na luñ ci rax lu bokkut ak oru kese mais bii or la pur la ñu ne ko xanaa yàgg ci mbir mi rek maanaam mooy almumaarasa maanaam yàgg duggante mbir mi rek mu ne exactement voilà moo tamit noonu ñun tamit noonu la moo tax bu ñu ko indal xadis danaan en fait xolam ci boppam moo koy wax ne ko non lii du xadis bu wér et que maanaam parce que yàgg koo xam la maanaam boo yàggee xam dara da ngay daal di commencer da ngay xam lépp lu ci aju voilà même da ngay gis nga am na benn waay bu ñu rayoon benn ci enquête laa ko gis enquête impossible benn waay dafa rey au hasard ni ñëw am ñaar ñu mu rey ñaari jeune voilà benn étudiant ak benn étudiante léegi bi ñu leen reyee gars yi def enquête yi wër policiers yi def enquête boo sonn xamuñu nan lañuy def mais
profiler FBI bi dañu leen kii nii la mel maanaam par exemple moom kenn rek mooy dund maanaam parce que moom nan la xamee ni ki rey loolu ki rey waa ji à peu près boo gisee ni mu war a mel mooy nit la koo xamante ne moom rek kay dund dafa solitaire dafa bëgg ay affaire chasse ay yooyu la war a doon nit ba pare fi mu dëkk tamit dafa jege ndox maanaam voilà loolu la wax mais li gën a impressionnant mooy bi ñu bëggee bi ñu gisee ku mel noonu gis nga bi ñu gisee ku mel noonu fekk na kooku ma nga woon kaso depuis longtemps mais enquêteur bi dana ko waaw dama bëggoon nga jàppale ma nga wax ma kii ki rey waa ji nan lay mel bande bi maanaam bande bi ñu tëj kaso depuis longtemps automatiquement dani ko boo ko gisee di nga ko xam mu ne ko nu ma koy xamee mu ne ko boo koy gis danaan la danga may accuser loolu la lay njëkk a wax danga may accuser voilà ba pare ne ko nag arme bi mi ngi ci kii arme bi muy waaj a reyee nit ñooñu moom téyewu ko mi ngi ko yóbbu ci kii quoi mooy ñiy téye xaw ma lan ak kii xaw ma lan concessionnaire à gaz yi voilà ñooñu ci ñooñu la ne effectivement enquêteur bi dem topp gaa yooyu dem topp ko pourtant ci concessionnaire à gaz yi après mu répertorier période boobu ñu njaay seen arme effectivement mu commencé laajte quatre personnes yu njëkki cinquième personne bi mu woo ko première chose bi mu ko njëkk a wax dañu ko danga may accuser effectivement après ñu topp ko gis na effectivement moom moo rayoon waaj gars yi maanaam c'est-à-dire que moom maanaam que ça soit profiler bi mais que ça soit bande bi mais moom nan la xamee ni kii lii lay njëkk a wax et que arme bi nekkatul ci moom mi ngi fe te moom fekkiwul seen bi nu mu ko xamee yàgg ci mbir mi c'est-à-dire yàgg voilà yàgg ci mbir mi la ko xamee voilà du lu muy jàng loolu kenn du ko jàng fenn mais lu muy mooy loo yàgg ci dara da ngay dem ba am ci yenn xeetu réflexe yi yenn xeetu intuition yi da ngay am da nga ciy am fatxu comme ni ñu koy waxee da nga ciy am fatxu da ngay dem ba nga xamante ne da nga ciy xam loo xam ne maanaam yow ci sa bopp doo ko mën a expliquer nit ñi voilà parce que tout simplement yow daal di nga xam ne daal mbir mi moom nii la demee moom te dalay leer ne mbir mi nii la amul leneen voilà donc loolu mooy tax xam-xam xadis nga mëntee maanaam mooy illa bi quoi noonu lañ ko xamee mais sinon voilà à part ça en tout cas ku bëgg moom di mel ni yent mi meloon sallallahu alayhi wasallam di doxale ni muy doxale di yëngu ni def ni muy doxale il faut muy xam xadis yi et puis muy xàmmee yu wér yi wérul voilà loolu nañu war a jàppale ci boobu dégg nga kon lépp loo xamante ne kon dana jariñ maanaam bi kon loolu tamit am na ci kon bismillahir rahmanir rahim li mu teg kon bépp mbir mu am solo boo xamante ne dañu war ci tàmbali gi danga bismillahir rahmanir rahim wala boog luy jariñ lu xamante ne dafay jariñ maanaam bi mu ne fali zalika lii moom moo tax fa zalika amul boobu la mbir boog maanaam bépp mbir boo xam ne tudduñu ci bismillahir rahmanir rahim ca caa wala boog lu yor maanaam ba ca tàmbali ga boobu la mbir naaqisul barakati aji wàññi koy barke la wa fi waaw xalilu lu néew al fa'idat fa ay njariñ la maanaam lu néew njariñ la solo gi day néew barke bi tamit day wàññeeku wa fi riwaayat am na ci benn riwaaya mooy riwaaya notre version quoi. waaw version voilà loolu lay teg foofu moom loolu aji zamu aji kuuñ la maanaam wala ngaana wala aljuzam mooy ngaana ajzam mooy wala ngaana kuuñ maanaam dafa mel ni comme si loxo bu dagg la dégg nga
xam nga loxo moom bu gis nga fii loxo yi di téye bu daggee loxo bi dootul bëri ci njariñ. kuuñ waaw loxo bu kuuñee dootul bëri ci njariñ mën na ko am moom mais day niiw par rapport ak bu fi loxo bi nekkee voilà. mu ne wa kulluha maana yi yëpp baat yi yëpp mutaqaaribatun ay way ji jege lañ wa wóote loolu min at-tashbih ci ak melal la al-baligh bay aji jotale dégg nga wal ayib ak ayib al-munaffar bi ñuy dawloo nit ñi li an na ndax kat maanaam dañ koy dawloo li an na ndax kat taqdirul kalaami nattale kàddu gi foofu moom mooy kal abtar comme ki nga xamante ne dafa njàdde al abtar mooy ku njàdde comme yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko alquran inna shani'aka huwal abtar voilà mooy koo xam te ne dafa dogle dafa daggale dafa voilà am maanaam voilà amul continuation mooy lu njàdde mooy comme maanaam du mat te du rafet mooy comme tey par exemple xar bu amul genn ñu muy mel voilà dégg nga kon al abtar aw wala bokkal ajzam wala comme ki nga xamante ne dafa gaana aw wala bokkal aqta ki nga xamante ne dafa dog waaw cëram yi dafa dog comme dafa kuuñ yii yépp ñoo bokk maanaa ndax wal maanaa bi mooy naaqisul barakate aji wàññeeku le barke kon xadis bi dafa ñëw ci ay riwaayaat yu wuute mais maanaa bi benn la qaala an-Nawawi imam an-Nawawi nee na rahmatullah fi sharh Muslim sharh ci Sahih Muslim téere bi nu mu tudd téere Sahih Muslim bi nu mu tudd al-Minhaj sharh Sahih Muslim ibnu Hajjaj noonu la téere bi tudd maanaahu nee na maanaa bi mooy laa barakata amul barke fii ci moom waqiila waxeef na ne maanaa bi mooy lan laa kamala def ak mat fii ci mbir moomu intaha fil wax jëm voilà kon loolu mooy li njaal bin ci wàll léegi nag mu ñëw ci beneen mbir ci basmala mu ne wa amma daal fadlu zikra ngëneelu sikkar ko ngëneelu sikkar ko faqat dëgg-dëgg axraja soloona Abu Nu'aym mooy Abu Nu'aym al Asbahani wa ibnu Sunni ibnu Sunni mooy taalibe imam an-Nasa'i la rahmatullah téere yi imam an-Nasa'i moom moo ko solo moo tax ñu bari yaakaar ne téere bi parfois dañuy yaakaar ne téere moom moo ko taalif parfois mais téere bi en fait imam an-Nasa'i moo leen taalif moom moo ko solo dégg nga an Aisha tas jële sayyidat Aisha radiyallahu anha qaalat dafa wax ne lamma bi nga xamante ne nazalat wàcc na bismillahir rahmanir rahim sabahat sabbal na aljibaalu doji hatta mbete samea mu dégg ko ahlu makkata waa makka wa man biha ak ñi nga xam ne ñoo ci nekk faqa maanaam doj yi dañ doon sabbal ba waa makka dégg ko ak ñi nga xam ne ñoom ñoo fa ne fa qaalu ñu ne saxera njabar na Muhammad sallallahu alayhi wasallam sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam njabar na aljibaal doji fa ba'atha mu yónni allah bur yàlla du xaanan ab saxaar xatta mbete azalla mu daal di yiir ala ahli makka te ñañ waa makka fa qaala mu wax moom rasulullah ndawal yàlla sallallahu alayhi wasallam ne man képp koo xam ne qara jàng na bismillahir rahmanir rahim muqinan di aj amu kóolute maanaam fekk mu ànd ak certitude ak fermeté croyance conviction bu wér sabaxa dana sàbbal maawo ànd ak moom aljibaalu doji illaa ndere li des daal mooy ànd na woon ne moom laa yasma'u du dégg min ha doj yooyu wa fii riwaayat am na ci riwaaya boo xam ne aljibaalu doji la wax wala ahjaar ak xeer yi walakin waaye nag laa yasma'u an-naas du dégg nit ñi laa yasma'u du dégg an-naas nit ñi tasbiihahuma seeni sàbbal ñoom xeer yi ak doj yi
bu dégg voilà yooyu tamit li ñu wax ci xadis yi ñoom ñoo ci nekk pour la plupart dégg nga mu ne wa axraja donte jombul dégg nga donte jombul maanaa bi nekk dëgg voilà nekk kuy jàng ku wax bismillahir rahmanir rahim lan montagne yi ak xeer yi dañuy sàbbaal ànd ak yow donte nag doo ko voilà waa xaraja soloona ibnu Sunni ba tey wa Daylami ak imam ad-Daylami an Ali karramallahu wajhahu marfu'an bu ñu yëkkati ba ci Yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne iza waqaat ne moom iza waqaat bu rotee fi wartatin cig maanaam ne basmala moom bismillahir rahmanir rahim su rotee ci lu maanaam soo rotee iza waqaata la walla iza waqaata soo rotee voilà fii wartatin ci ak maanaam xëy na ay jafe-jafe faqul na nga wax bismillahir rahmanir rahim wala hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim nga wax ko noonu bismillahir rahman wala hawla wala quwwata illa billahi al-azim soo rotee soo daanoo ci ay xeeti jafe-jafe xat-xat ak yu mel noonu ndax fa inna allah lu wér boor bu yàlla taala ji kay jee saraf dana dàqe bihaa ci kàddu googu maa yashaa lu ko soob min anwaa'il balaaya ci xeeti nattu wa fi durrul mansuur ci téere bu ñuy wax ad-durrul mansuur mooy lan tafsir imam Suyuti voilà tafsir bu imam Suyuti bind wax nañ ko plusieurs fois waaw an ibn Abbas jëlee ci ibn Abbas radiyallahu anhuma moom radiyallahu yàlla da koy topp moom xam naa peut-être que da ko bàyyiloon espace pour calligraphie bi radiyallahu kii xam naa amaan na loolu la anna qaala nee na wax na ne moom ibn Abbas radiyallahu nee na qaala rasulullah ndawal yàlla sallallahu alayhi wasallam nee na man képp koo xam ne qaala wax na bismillahir rahmanir rahim wala hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim ñu ne waaw mu ne sarafa dana dàq allah bur yàlla anu ci wëllif ko 70 baaban juróom ñaar fukki bunt min anwaa'il balaaya ci xeeti nattu yi wal hammi ak tiis wal ghammi ak njàqare wal lamami ak i bàkkaar yu ndaw mooy bàkkaar yu ndaw yi waaw kon Yonent bi sallallahu alayhi wasallam neen ko wax loolu bismillahir rahmanir rahim wala hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim borom subhanahu wa ta'ala da koy dàqal kon juróom-ñaar fukki buntu maanaam ci xeeti nattu ak ay tiis ak njàqare ak i feebar ak i bàkkaar yu ndaw waa xaraja solo na Waki' naka Waki' naka la al imam Waki' ibnul Jarrah al Kufi Waki' ibnul Jarrah al Kufi wa Sa'labi ak Sa'labi ma Sa'labi tamit souvent da gis nga dafa am gis nga dafa am ñoo xam ne seen téere yi voilà dafa bëri ay xadis yoo xam ne dañoo daif et parfois lu ci ëpp mawdu imam as-Sa'labi ci la bokk mooy tafsiram bi niki noonu tafsir ruuxul bayaan comme li al-Hafiz Abdullah ibn Muhammad ibn Siddiq al-Ghumari rahimahullah li mu wax mu ne moom kahf la ruuxul bayaan kahf la maanaam gorat aw xur la ci xadis yu mawdu soo bëggee gis ay xadis yu mawdu rek subhaanallah gorat la voilà et cetera
am naa tamit al-Waaqidi tamit daf ko indi ci tafsiram bi ay xadiis yoo xam te ne moo dafa mawdu' voilà as-Sa'labi tem ci la bokk dégg nga d'ailleurs loolu moo tax ak kii li wax ne kii ne moo tax ñoom la doon junj bi mu naan kal waadi'ina fi fadaa'ili suwar faman rawaaha fi kitaabihi fadar am na ci benn ci wala ci yeneen riwaaya fi kitaabihi qadar voilà mu ne fekk mu ne wa sharruhu maam ñi sos xadis am na ñoo xamante ne pour yàqal diine ji la am ñoo xam ne li nasr ra'yin qasada maanaam ngir yëkkati benn gis-gis maanaam pour jàppale benn gis-gis bu ñu am ñoo xamante ne buur yi lañ koy defal pour asseoir seen ay position wala ñu defal ko benn groupe donné voilà wala boog ñu nekk ñoo xam ne dañoo bëgg a jàppale seen ay mbir comme voilà kuy jaay xaal daal ni xaal ñamu àjjana la yonent bi moo ko wax sallallahu alayhi wasallam des choses comme ça subhanallah voilà yooyu ak yu mel noonu yooyu day faral di am ci ñuy sos xadis mu ne mais nag ñooñu ñëpp garaaw nañ am na ñoo xam ne sax moom ay seen dëkk moom ngir yàq diine ji rek lañ ci jubluñ ci leneen sosal wax loo xam ne rek pour après yàq diine ji la mu ne mais ñooñu du ñoo gën a garaaw ñu gën a garaaw ci ñuy sos xadiis yi mooy nit ñu sell bi wa sharruhum suufiyatun qad wada'u muhtasibiina al ajra fi ma yadda'u fa qubilat minhum rukunan lahum hatta abanaha al ula humuhum daal di wax kal waadi'ina fi fadaa'il as-suwar fa man rawaha fi kitaabihi qadar wala beneen jàngin fadar ñi garaaw ñi gën a yées ci ñuy sos xadis mooy suuf yi mooy nit ñu sell ñoo ci yées lu tax ñu yées ci mu ne parce que faqubilat minhum rukunan lahum nit ñi dañ leen di wóolu dañ jàpp ne comme ay nit ñu baax lañ nit ñu sell lañ dañ leen di wóolu ñu sukkandikoo ci seeni wax c'est-à-dire que nit ñi dañ dul mën a imaginer ni sëriñ diw ak ni mu màggee ak wilaaya gi ni mu rëyee day wax loo xamante ne ci xadiis Yonent bi sallallahu alayhi wasallam te du dëgg nit ñi mënuñu ko imaginer en fait fekk effectivement loolu la looloo tax Yahya ibn Sa'id al-Qattan rahimahullah wax imam Muslim rahimahullah moo solo na ko ci Sahih bi ci muqaddimatu Sahih bi mu ne Yahya ibn Sa'id nee na al-Qattan rahimahullah nee na maa ra'aytu akdhaba fil hadith min as-salihin gisuma ku dàq expliquer ku dàq wax lu dul dëgg ci bu ñu ñëwee ci wàllu hadith que nit ñu sell ñu imam Muslim rahimahullah daal def parce que imam Muslim bariwul lu muy def loolu ñëw daal di wax waxu boppam maanaam pour expliquer wax daal ne attention jubluwu ci ne nit ñu sell ñi maanaam wàllu yi maanaam saalixoon yi dañuy tey di ko wax mais c'est que dañoo baax en fait moo tax ñoom du ñu mën a imaginer ni nit day wax lu dul dëgg ci yent bi sallallahu alayhi wasallam looloo tax lu nu foraatul ci ne yent bee ko wax rek dañu koy toxal ñoom jàpp ne maanaam ngir rek voilà négligence boobu la moo tax imaamu Maalik rahmatullahi alayhi gis nga rigueuram boobu nga xamante ne am na 40 personnes yoo xam ne ci jumaa yent bi sallallahu alayhi wasallam biir Madinatul Munawwara ala saakini afdalu salaatu wassalaam moom jamono nga xam ne biddaa musu faa dugg mais foofu rek nee na man ñii gis nga kenn ku ci nekk bu taxawoon ne yàlla na taw léegi mu taw ci saa si mu ne mais duma jàngee ci ñoom dara parce que mbir mi du seen mbir voilà c'est que loolu la aussi maanaam xam-xam da nga ko moo tax moom mu daan wax naan
inna hadha al-ilm diinun fanzuru amman axadtum diinakum xam-xam bi diine la xool leen bu baax ana ci kan ngeen koy jële c'est que Cham tout le temps dafay fàttali ne amalgame day am entre nekk un saint accompli ak nekk un savant. non amul non du benn. c'est deux chemins. nit mën na nekk wala yu bu mag a mag a mag am xam-xam ci yoo xam ne da koy mais booy sëy bi moo ko ci raw. mais amalgame bi. voilà mais c'est que nit ñi souvent dañ dul mën a imaginer ni loolu mën naa ne. ñoom pour ñoom nit ki bu nekkee wala yu bu nekk ku mag nii rek moom domaine xam-xam yépp moom naan na ko bopp yàgg a yàgg fekk mbir mi demewut noonu nag mbir mi nag demewut noonu dégg nga voilà loolu la wax mu tax mu ne ñoo tax loolu tax ñooñu yées lu tax mu ne parce que faqbilat minhum rukunan lahum nit ñi dañ leen koy nangul ngir sukkandikoo ci seen mbaax sukkandikoo ci ñoom mu ne hatta abana hal ulahum mbete nag à chaque fois ndeysaan dina am ñoo xam ne dañuy ñëw déjjati wax ji bokkul ci wax yante bi salaas ñu déjjati ko fa mu ne leeral ko ba mu leer nañ ne lii du wax yante bi mënul nekk wax yante bi salaas en aucun cas ça ne tient pas gaa yi ne waaw ñu jël sànni fële waaw kay nit ñi xàmmee ko ne ndege de wax ji kat waaw mu jox exemple kal waadi'ina fi fadaa'ili suwar comme ñi nga xam ne ñoom ñooy ñi sos comme Nuh ibn Abi Maryam xam na dafa sosoon ci ngëneelu lan saaru alxuraan mais est-ce que xam nga benn affaire tafsir bii ñuy wax tafsir Ibn Abbas téere mawdu' la tafsir bii di taxawaanu gaa yi naan tafsiru Ibn Abbas la téere bi wérul du tout dañ ko sos de monter de toute pièce dañ koy wax xawma waaw kay mu ngoog waaw wow kan walla laaj ko gaa yi ko bind keekat c'est grave ñëw ne moo tax mu la wax ne maanaam ñi nga xamante ne dañu indi xadis yooyu ci seen téere yi nga xamante ne début saar bu nekk dañ naan saar bii de nàngam ngëneel li nàngam ak nàngam la ngëneel li nàngam la saar yi nga xamante ne ngëneel yi sax nañ ci yenent bi salaa salaama ne wax na ci saar yi bariwuñu maanaam yooyu yëpp ak li ci aju yooyu yaataloon nañ ko ci kii yooyu ci alfet surtout bi ci sharh bi ak tamit nan la ñuy xàmmee xadiis mawdu ak yan ñoo ci ñëw et cetera voilà ak teqantal yi ci aju yëpp yaataloon nañ ko foofu wallaahi alhamdulillah mais mu ne kon ñooñu nga xam ne dañoo ñëw ci ngëneelu saar mu ne ku ko indi ci téerim rek bàyyil téere boobu bàyyil wala boog fii ci beneen wax fii kitaab bi ci téereem bi xasar sobee ngi ci waaw waaw c'est que en fait xam-xam c'est que xam-xam benn affaire la boo xamante ne dara takku ko xam nga xam-xam moom xam-xam la rek xam-xam xam nga mooy lan moom lan mooy définition xam-xam non il faut ñu xam lan mooy définition xam-xam définition xam-xam mooy idraak al ilm mooy idraaku shay idraakan jaziman ala ma huwa alayhi loolu mooy xam-xam mooy nga am accès ci information mbir nga am ko d'une manière rude sûre solide maanaam ci bu dëgër mais na mu nekkee ci dëgg loolu mooy xam-xam maanaam kon njortu lay daal di génn dama foogoon dama yaakaar rek jàpp naa ne xëy na ak defe naa
ak man day li ma gëm mooy yooyu yëpp day génn parce que amul information bi de manière sûre léegi mu des nga am ko mais mu dëppoo li nga xamante ne moom mooy ni mu nekki parce que su dëppoowul ak ni mu nekkee rek loolu dootul nekk ci jahlun basiitum mais jahlun murakkab lay doon dootul nekk ci parce que voilà Paris nan fan la féete ci Lyon nga ni sud bi la féete Paris sud bi la féete ba pare dogu ci kooku am nga information bi am nga ko ci anam goo xamante ne danga cee dogu ni nga xamante ne noonu la maanaam mais problème bi mooy xam amewoo ko ci anam ga mu nekkee noona ca dëgg-dëgg kon yow da ngaa réer goo xamante ne dafa gën a garaaw encore voilà xam-xam moom xam-xam la c'est-à-dire gis nga moo tax kuy loolu ku mës a jàng ay mathématiques ak ay xeet ay physique ak yooyu dina xam li may wax wala ak après ak sciences yi ci découlé voilà dina xam ne affaire bi soit day nekk dëgg wala mu bañ a ne dëgg rek. c'est exact. voilà affaire bi moom amul. voilà c'est-à-dire da ngay xam ne lii mooy dëgg yi et que leneen lii du dëgg tout simplement voilà. ay yent bi wax na ko mais bon est-ce que moo ko wax sallallahu alayhi wasallam est-ce que kii peut-être que moo non affaire bi du loolu affaire bi mooy est-ce que wax na ko wala waxu ko mën nañu am certitude ci ne moo ko wax maanaam mën nañu dogu ci ne moo ko wax nga ne waaw mën nañ ci dogu ñu ne acca bismillah kon moo ko wax ñu taxawlu loolu moom moo tax même ñi nga xamante ne mooy bi ñu naan xadis bu daif wala bu wér mënuñu cee dogu même loolu yenn borom xam-xam yi rahmatullah d'accorduñ ci idéologie boobu ñoom dañu ne déedéet parce que bu ñu xësee ba teg règlement yi ba xam ne nii lañ koy xame mu jaar scanner bi jaar maanaam wax ci jaar ci scanner bi boobu maanaam mooy loi yi parce que ilmul hadith yi zu qawaaniin tuxa yudra biha ahwaalu matnin wa sanad waaw loolu la fa dhalika al mawdu'u wal maqsuudu an yu'rafa al maqbuulu wal marduudu loolu mooy xam-xamu xadiis maanaam voilà ay règle la yoo xamante ne dañ ko teg qawaaniina tuhat yoo xam ne ay règle la yoo xam ne dañ ko délimiter ñu xam ko teg ko pour ñu ci xàmmewee xaalu lan càllale yi ak xaalu yaxu xadiis yi lii moom mooy mawdu' bi matière bi lii la mais lan mooy objectif bi mun a an yu'rafal maqbul wal mardud ñu mën a xàmmee lan la ñuy nangu ak lan la ñuy delloo règle yooyu ñu tëral nag mooy scanner bi hadith bu ñëw fa lañ koy dugal après ñu xool résultat bi fële ci biti bu wéree mooy ne jël nañ toutes les précautions possibles pour mën a xam ndax wér na wala wéru kon comme nag ñu yegg si na ba foofu wér na moo tax ñu mel ne moom Ahmad Shakir rahmatullah alayhi ak ñeneen ñu mel noonu ñoom dañ ne non xadis bu yeggee foofu ba mu génn ñu ne wér na xadis bi wér na dañ ci am mën a dogu du rek yi nekk ci Sahih Bukhari ak Sahih Muslim rek la ñu mën a dogu déedéet yii ci des yëpp dañ ci mën a dogu aussi te loolu tamit lu yanu maanaa la voilà maintenant ñi wax ne duñ ci dogu loolu mooy par exemple mënoo ci par exemple waat ci ne xadis bi su wéree maanaam mën naa cee maanaam xam nga comme boo ne giiñ naa ne xadis bi bu fekkente ne wérul fase naa sama jabar dog fase na maanaam giiñal fase voilà par exemple loolu moo tax même même borom xooxoy raxdala bi nga xam ne mais attention même loolu boo ko waxee tamit sax du tax sax jabar fase tout simplement parce que munoo cee dogu ni nga munuloo dogu ci ne maanaam ànd ak ne wér na maanaam mooy xadis bi su wéree loolu maanaam noonu nga mën a ñàkk a mën a dogu aussi ci ne wéru maanaam te mbir mi kon dañ koy aj ci loo xamante ne dafa incertain te fase du am lu dul ci mbir mu certain voilà c'est-à-dire que loolu la aussi incertitude du indi fase certitude moo ko indi
voilà su nangam xewee fase naa ko te nangam boobu mënuñu ko vérifier kon ce qui veut dire que fase gi amul voilà. ça veut dire que mënoo taxaw par exemple ne tey bu tawee. ma fase soxna si. loolu mën na ne bu tawee muy fase mais tey boo dee non xam nga lan nga mënul comme tey par exemple buñ ne lii naaw de bu dee pitax la fase naa ko su fekkente ne ramatu la fasewuma ko maanaam yéen ñaar maanaam tey ñaari nit kenn ki ne léegi naaw de bu dee pitax la sama jabar fase na kenn des ne bu dee du pitax sama jabar fase na par exemple cas boobu picc mi naaw daw dem romb te gars yi mujj ñu identifier ndax pitax la wala du pitax jabaru kenn fasewul d'accord. voilà jabaru kenn fasewul parce que identifier wuñ ko en fait. mais boo taxawee ne par exemple tey bu tawee fase naa soxna si bu tawee c'est bon. moom kay buy wis ndax wis taw la buy wis kay moom c'est bon nga xool nooy négocier deuxième tour bi mais nga premier tour moom saa yi waaw soo bëggut a ñàkk ndaw si xam laay wax waaw soo ko bëggee ñàkk nag moom faraka ci la ilaha illallah. ah maanaam loolu mais loolu dañu joxe exemple fase mais yeneen yi ci des yépp xeetu kii yépp ci lay duggaal voilà mais ala kulli xaal li ñu ci jublu woon daal mooy ne affaire bi il faut que mu maanaam xam-xam la rek c'est-à-dire que xam-xam mooy li nga xamante ne dafa leer lu leerul tuddul xam-xam mbir bala moo tudd xam-xam mu tegu ci ay règles yu leer yu ñu mën a xam voilà même yi ñuy wax xam-xamu nitu yàlla yeeg yooyu nga xamante ne yooyu ñoom rek ñoo ko xam ak yooyu c'est que commun bi moo ko mënul vérifier mais ñoom seen biir xam nañ ko boo ci waxee lu ci bokkul dañ naan ay saa dafa juum li mu wax du nii ñoom dañ koy xama voilà ñoom dinañ xam waa ji tey fi mu toll bu ñëwee wax ci dugg ci affaire yi wax ci yoo xamante ne jaaduwul et cetera dañuy xam ne non kii li mu wax du nii dañ koy xam voilà parce que dafa am xam-xam loolu la il faut mu ànd ak loo xam ne dafa am règle xam-xam mook loi ñoo mës a ànd ay loi théorème ay axiome ay ci maanaam xam-xam moom loolu dafa mës a ànd ak loolu voilà waaw dégg nga kon mu ne Waki' ak Sa'labi voilà kon ci loolu lañ doon wax ne voilà dégg nga moom solo na an Ibn Mas'ud jële ci Ibn Mas'ud mooy kan radiyallahu anhu voilà annahu qaala mu ne moo tax bu ñuy wax xadiis nii wax Abdullahi rek radiyallahu anhu moom lañ ci jóglu de manière générale maintenant nag après mu des selon ñuy wax voilà na qaala ne man araada képp koo xam ne nam mën a an yun jiyowu ci mu musal ko allah bur yàlla min az-zabaniyati mooy az-zabaniya mooy malaaka yi nga xam ne ñoo nekk sawara tis'ata ashar di fukki ak juróom-ñeent muy 19 yi fal yaqra na jàng bismillahir rahmanir rahim na wax bismillahir rahman li yàlla bu ko defee mu def allah bur yàlla waññal ko bi kulli xarafin ci xaraf bu nekk min haat moom junnatu mu nekk aw pàkk maanaam mu nekk arme mu nekk armure voilà bouclier voilà ay maanaam wiqaaya maanaam lu koy aar min kulli waahidin ci bépp kenn dégg nga loolu ad-durrul man mu ngi ci ad-durrul mansuur imam as-Suyuti rahmatullah alayhi voilà dégg nga voilà axraja solo na tamit ad-Daylami ba tey an ibn Mas'ud ba tey radiyallahu anhu annahu qaala mu ne qaala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nee na man qara képp ko wax xam ne wax na bismillahir rahmanir rahim kataba dana bind allah bur yàlla waññal ko bi kulli xarfin ci bépp xaraf 4000 ñeenti junni xasana ci luy ci yiw wa maha mu far'an wolif ko 4000 ñeenti junni sayyi'atin ci ñaawteef wa rafa mu yëkkati la waññal ko 4000 ñeenti junni darajatan ci daraja wa fii riwaayatin ci benn riwaaya qaala nee na dafa wax ne sallallahu alayhi wasallam
yéen bi saa sallam ne na iza qaala waxal abdu jaam bi bismillahir rahmanir rahim kataba dana bind allah bur yàlla la xooñal ko ibadata jaamu yàlla ak 700 sana juróom-ñaar téeméeri at mooy 700 années yii yëpp dégg nga comme liñ la ci wax rek la moo ci am maanaam voilà wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala sayyidina